الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk julli ñi ñu ngi leen di nuyu ci nuyoo bu nga xam ne moo gën a sedd ci nuyoo yi nekk nuyoo bu nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne bu ñu bëggee jàmm tasaaroo suñu biir na nekk lu nga xam ne nañ koy tasaarante te di ko weccante mu nekk nuyoo bu nga xam ne borom bi subhaanahu wa taala ci boppam dañoo conseillé sax ku ñu ko jox ñu delloo ko ci nu mu gën a rafetee wala ñu delloo ko lu mu ñu jox lu mu bon bon bu ci dara manqué moo tax mu ne wa ida xuyitum bi taxiyatin fa xayyu bi axsana minha aw rudduha nuyoo boobu nag nuyoo jàmm la moo tax ñu fas yéene leen kaa jox di ñaan ngeen delloo ñi ko si nu mu gën a rafetee muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. macha allah mel na ñu bëri si yéen dékki nañ gannaaw bañ leen nuyoo jiital ko si saydaa yi toog di leen ñaanal yàlla yokk seen taxawaay. yàlla aar leen sàmm leen bàyyi leen ñu yàgg ci yoon ñu dénkoon ñi fi quelques kàddu yu nga xam ne rek nañ ko ibbee ngir lan balaa saydaa yi commencé ñu jox nit ñi ay conseil wala jox leen ay xalaat ci mbir mu nga xam ne buñ ko déggee de danañ mën a teewlu ba pare am ragallu ba pare mën a yaatal seen gëstu ci thème yu nga xam ne saydaa yi ñu ngi ko bëgg a def mbokk jullit ñi ma ne conseil yooyu lan moo gën a neex nga jàkkaarloog jullit ñi tey jii wax leen mbir mu nga xam ne ñoom ñépp a ka xam wax leen mbir mu nga xam ne ñoom ñépp a koy daw wax leen mbir mu nga xam ne yàllaa koy joxe lay exemple am ba pare di ko jëfal boppam ci kaw suuf bu ko defee ñoom bu ñu déggee mbir moomu danañ mën a teewlu lii nga xam ne saydaa yi ñu ngi leen koy jàngal mbir moom mooy ban mbir mbokk jullit ñi mooy mbir mu nga xam ne bu jotee dara mënu kaa dindi ci kaw suuf mooy mbir mu nga xam ne foo mënti nekk ci àddina dina la fa fekk mooy mbir mu nga xam ne xupp ak waaraate yu nga xam ne yàlla mu ngi koy wàcce ci alquran saydaa yi di leen ko jottali yépp lenn moo ko waral mooy gannaaw mbir moomu mbokk yi mooy mbir mu nga xam ne ñun ñépp buñ ko déggoon tey jigéen gu daawul muuru dina muuru journée boobu mooy mbir mu nga xam ne buñ ko déggee tey ku tiitu toon ba nga ko déggee di nga tiit mooy mbir mu nga xam ne kum dal sa mbokk nga jooy ndax bu la dalee doo mën a jooyal sa bopp mooy mbir mu nga xam ne ku nekk nga koy ragal waaye munuñ kaa rëcc mbokk yi ban mbir lañ mënta rëcc ban mbir la yàlla wax ne nañu ragal bis boobu balaa jot mooy wattaqu yawman turja'una fiihi ila allah yàlla sax si boppam dañoo xupp yàlla si boppam dañoo conseillé ñu bàyyi xel mbir moomu mbir boobu mooy ban mbokk yi mooy dee xam ngeen luy dee faatu xam ngeen ku baax mucc si doomu aadama mucc si te yàlla mu ñuy jox ay exemple ñu koy gis si nu mu gën a rafetee waaye tamit di ñu jox ay exemple ñu koy gis si nu nga xam ne noonu la nekkee dëgg mbokk yi borom bi dafa wax wadkuru ni'matallahi alaykum nee na na ngeen fàttaliku xewalu seen borom si yéen wa ma anzala alaykum min alkitaabi walxikmati ya'izukum bi ngeen sant yàlla si lu mu wàcce si alquran ak sunna waaye tamit wattaqullah waalamu anna allaha bi kulli shay'in alim mbokk julli ñi dee googu ñu wax de moom lañ fas yéenee fàttalanteeg yéen bokk na si loo tax ñu taanu ko ngir xupp leen ko balaa saydaa yi commencé mooy ne dafa nekk mbir mu nga xam ne boo leen ko comprendre pas nu ngeen koy gisee de waaye dégg-dégg bi boo leen ko amee ba xam ne mënoo leen si rëcc te da ngeen dekki si kanam borom bi wallahi lu ñu leen waar da ngeen ko jël te yéene kaa jëf te dee googu de pourtant yàlla ak ñi koy jox ay conseil ñun ñëpp si lañ jógee le matin yaakaar naa kenn veillé si ñëpp nelaw nañ avant ñuy ñëw waaye borom bi nee na wa huwa alladi yatawaffaakum bil layl wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar thumma yab'athukum fii loolu exemple la ba ngay nelaw pourtant de
dangaa jéem a def réveil sax pour yeewu wala jéem a def sa xel yéene yeewu julli fajar wala yéene dara ngir yeewu waaye si biir nelaw yi am na yu bëri yu la dikkal yoo xam ne buñ la ko laajoon xamoo ko lu la wër loo fay sa lamp nekk peut-être am na yoo bu fa romb mënoo ne ma yëg nga ko wala gis nga ko ba nga si biir nelaw yi déedéet si biir nelaw yi peut-être jànkonte nga ak gént yoo xam ne wallahi ñenn ñi buñ ko defee sax danañ ko ragal a nettali nelaw yuuy exemple la bu yàlla joxe si dee googu dama leen koy wax fii tey di leen ko fàttali ngir ngeen xam ne muuraay yi ngeen di def farata la du heure dee boo leen ko déggee bay dem si dëj kese la war a nekk seen bopp yi dama leen koy fàttali ngir ngeen xam ne waaraat yi ñuy def pour ngeen jëfe ko te xam ne bis bii ku nekk su ñun dana ko dab moo tax borom bi subhanahu wa taala ne allahu yatawaffa al anfusa xiina mawtiha borom bi mooy faat bakkani bu seen heure faatu jotee te kenn mënu kaa rëcc kenn su ñun mënu kaa rëcc ndax boo gisee loolu mu wax ñu ko mooy ne jamono ji nit a ngi tiit si dee googu bàkkaar yu mag yu bëri nit di def bokk na si bu si gën a rëy ban bàkkaar a gën a rëy si bàkkaar yi bokkaale lay ñépp di wax laa tushrik billah inna shirka la zulmun azim mooy bàkkaar bu gën a feeñ si bàkkaar yu nga xam ne doomu aadama ñeme naa gis doomu aadama di ko jëf mu jugé ko ne ko boo si deewee safara nga jëm parce que bokk na si bàkkaar yu nga xam ne ak atte bu nga xam ne borom bi da kaa joxe si alquran wa man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna loolu moo ñuy wan ne ku ñu gis nga koy def génnoo si dañuy jàkkaarloog yow ne la lii boo si dee safara nga jëm parce que yàlla moo ne ku si dee sa yaram xaraamal nañ ko lii nga xam ne mooy aljana kon mbokk yi bàkkaar yu yëpp ñu gis doomu aadama di làmboo di def gannaaw xupp yi fu mu nekk mooy si dee gii nii si dee gii bokkaale googu bokk na si lu si gën a jëmee suñu mbokk jigéen ñi tey si jamono jii ba si góor ñi muy fu ñu dem di wëri ay mbir yu nga xam ne ngir ragal dee da nga gis ku feebar ñu yóbbu ko si mbir yu nga xam ne wala sëriñ yu nga xam ne yuñ koy jëfandikoo lii si xeetu njabar la ba bokkaale moom mu koy mujj dund ngir lan daw dee bokk na si lu tax ndax ku feebar di faju di yàkkam di faju googu dee googu bokk na si looy daw mbokk yi kon nañu xam ne dee googu jërul daw bu jotee borom bi da koy indi bul di ko sóoraale ba tax ngay dugg si ñu nga xam ne àttanoo ko waaye nañu xam ne dee googu kat borom bi subhanahu wa taala kasee si mucc wala tad'u maa allahi ilahan axar kullu shay'in haalikun illa wajha lahu lxukmu wa ilayhi turjaun kullu nafsin dhaiqatu lmawt mbokk yi borom bi subhanahu wa taala dañoo wan ne dee condamnation la condamnation boo xam ne kenn mucc si man bu ma neexee ma ne jullit bu ko neexee wala bu mu ne gannaaw si ndogalug yàlla lu ma digal ma fas yéene nekk di ko def si société bi prison jomm naa tëdd si yàlla kasee fa mën a dugal nit nag waaye dama ne la gannaaw ay bu mu ne moom dogal na lii si yow ngay góorgóorlu bañ faa dugg waaye dee kenn mënu laa wax du ma si jaar nit dund na ba dee duggul prison parce que moytu na si kem kàttanam waaye dee moytoog ñàkk moytu da ngay dem condamnation la loo xam ne amul ku si mucc amut wa innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyama fa man zuhziha ani nnar wa udxila aljannata faqad faaz yàlla ñu si yàlla boole yàlla musal ñi si safara ba nga xam ne danañ bokk suñuy texe bokk suñuy dugg aljanna mbokk yi nañu xam ne dee amul ku mu jomm suñ dëkk bi parfois ngi dégg fi ñu am fit ñu naan boo ma joxoon nguur bu ma fayoon ñaata si million dee gi ma wàññi ko dee gi amul ku mu jomm ñépp ay dee yéeféeri ba ñu jaaxle si yonent bi sallallahu alayhi wasallam lan lañ wax nañ ko bàyyi bu dee ñu noppalu borom bi ne ko naam wax nañu dëgg innaka mayitun ya muhammad da ngay faatu da ngay dee waaye est ce que ñoom ñu lay xaar wa innahum mayitun ñoom tamit dañuy dee est ce que ñoom ñoo fiy des déedéet nañu xam ne kon condamnation la boo xam ne kenn mënu si mucc waaye umpul benn doomu aadama tamit comme bu la xamee ne ump la xupp yu lay yaa say daa yi di jox wala waaraate yu ñu lay jox jéem kaa jëfee depuis tey jii si sa dund waaye mbokk yi nañu xam ne amul jaam bi nga xam ne dina dund te du si jaar wa maa ja'alnaa li basharin min qablika alxuld mooy nga des fi amul ku ko yàlla defal ñéppay dem yonent bi sallallahu alayhi wasallam sax ba mu xamee ne dee gi kenn mënu si mucc bokk na si ñaan yu mu doon ñaan a'uuzu bi izzatika alladi laa ilaha illa anta alladi laa yamuut wal jinn wal insu yamuutuun jinneeg nit ñéppay dee amul ku fiy des kon mbokku jullit yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ñu demee ba yàlla wan ñi aaya si alquran wan ñi moom day dem te ñu xam ne dem na loolu nag bokk na si lënt yu mën a dindi tey jii ñu bëri yaakaar ne yonent bi mën naa dellu si bay joxe ay jaamu yàlla mën naa dekkiwaat balay jubal naa la lii def leen ko jëlaat leen ko déedéet du dellu si yàlla nee na dem na
du ñëwaat di joxe benn jaamu yàlla bu bees bu kenn def seen bopp ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mën naa dekk wala mën na kaa feeñu ba joxe jaamu yàlla bu nga xam ne ñum joxu ko woon saxaaba yi waxoon na saxaaba yi ne leen amul lu leen di dugal aljana amul lu leen di yombalal aljana lu dul jàngal naa leen amul lu leen di muccal si safara lu dul jàngal naa leen kon bu ñëwee ba si digg jamono xeetu wute yu bëri ay nit di yeewoo fu nekk ne yonent bi jox nañu lii moytu leen loolu lu mu ñuy jox lépp a ngi si alquran yàlla ba mu ko yónnee dana ko yaa ayyuha rasul balligh ma unzila ilayk jottali li ma la wax nga jottali fa in lam tafal fa ma ballaghta risalat ba pare tëkku ko nag ba mu fii dem mu ne al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam diina dafa ñëw jottali ba mu jeexalee yàlla da kaa faat mu dem du ñëwaat si kaw suuf du joxewaat jaamu yàlla bu bees bañ na ko ba lu mu joxe mat gum mat moo tax yàlla ne boo leen wutee dellu leen si loolu ndax mën na ba pare du ñëwaat di corriger dara fa in tanaza'tum fi shay'in fa ruddu ila allahi wa rasul donc loolu parenthèse la buy wane ne yonent bi di fi ñëwaat bu leen kenn jox ab jaamu yàlla naan leen sama maam wala diw déedéet moytu leen yooyu yépp topp leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam si jàngale yu nga xam ne bàyyi na ko fi buñ ko defee nag duñu réer mbokk yi kon dee googu nañu xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu yàlla wanee ay preuve yu nga xam ne ba moom mu jottali ñu ko si alquran ndax si moom lañ ko jaarale kon nañu xam ne dee googu amul ko si mujj waaye mbokk yi nañu xam ne dee nag daa am ajal dafa am app si doomu aadama bu nekk bu jotee kenn mënu la fi téye kon bu jotul bul tiit yow ku jigéen jamais dans la vie dara mënu la si musal bu jotee da ngay dem wa ma kaana li nafsin an tamuuta illa bi idnillahi kitaaban muajjala lu yàlla subhanahu wa taala bindi la si jaam yépp bu jotee yàlla day ñëw yónnee ay ndawam ñu ñëw amul ku la si mën a muccal kon lu lay jaral daw bay daanu si ay bokkaale lu lay jaral daw bay daanu si ay mbir yu nga xam ne ngir tiit dee bul tiit en tant que jullit être fort dafa baax nga gëm sa bopp dund sa àddina jaamu yàlla bañ a sóoraale dee de trop ndax sóoraale bu ñu koy sóoraale mooy bokk na suñu gën a bëri lu muy dugal si bokkaale jamono jii nii surtout jigéen ñi sa doom day feebar sax nga ne dañ yóbbu gaaw si sëriñ nangam defal gaaw diw déedéet borom bi nee na wa ma kaana li nafs an tamuuta illa bi idnillahi kitaaban muajjala bu jotee nag mbokk yi dee bu jotee ku si man dara kalla ida balagati taraqi wa qiila man raaq wa zanna annahu alfiraaq waltafati saaqu bisaaq ila rabbika yawma idin almasaaq fala saddaqa wala salla walakin kadaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahli yatamatta awlaa laka fa awlaa thumma awlaa laka fa awlaa ayahsabu al-insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kaana alaqatan fa xalaqa fa sawwa fa ja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal-untha alaysa dhalika bi qadirin ala an yuhyiya al-mawta mbokk yi borom bi nee na dee googu de bu jotee doomu aadama mënu si rëcc danañ woo ku nekk wa qiila man raaq ana médecin bi ana ku koy sauver évacué leen ko hôpital oto yi amuñu fu ñuy jaar ambulance bi amul fu mu jaar ana médecin bi na ñëw ana sëriñ nangam ana diw nangam wa qiila man raaq wa zanna annahu alfiraq ruux bi naan mo la ila rabbika yawma idin almasa sa borom la nga jëm amul lu la fii teewati sa heure dafa jot fala saddaqa wala salla bu nekkoon nga nekk ku sàggan daawoo julli daawoo saraxe di weddi yàlla walakin kadaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahli yatamatta awlaa lak fa awlaa di jaayantu ayahsabu linsanu an yutraka suda yow jullit yow nit dangaa jàpp ne borom bi dala fii bindil ak bàyyi la ngay boy di dem boo gisee ndaw ñuy bëri talatuñ jaamu yàlla lijjantiwuñ di jàng xadisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lijjantiwuñ di jàng seeni askar lu dul topp ay sëriñ ak lu nekk ñu leen di jox ñuy takk ci naan lijjantiwuñ di jëfe jaamu yàlla yi comme nu ko yàlla diglee da siy bokk mooy ne dañoo jàpp ne du ñu dekki dañ koy wax nii nag mais ñu ko gëm dafa bëriwut boo la leeree ne da nga dekki saydaa bi bu toogee fii di xuppaate dana la leer nga jël ko ngir jëfe ko baa nga ñëw caméra sinab la dem déedéet kon yow mbokk jullit alam yakun nutfatan min maniyyin yumna yàlla de boo gisee muy indi aaya bi tëkku la ba pare ne la da ngaa jàpp ne dala fii bàyyi ngay boy di dem la déedéet waaye tamit ne la yow xanaa xamoo si man yi laa la génnee ñu bëri dekki gu xoolal danaa leen traduiral benn aaya fii bu lay wan ne dañ koy def yàlla gu nga xam ne nu mu ñu bindee ak doomu aadama nu mu sensible aujourd'hui lan la ñuy wax tey regarde les bombardiers américains regarde ça la complexe qu'il a lii mu am matériel yi ñu ko bindee kenn mënu kaa defar waaye xoolal doomu aadama bañ na ko ba nit mu amul spécialiste 100% si doomu aadama amul ndax amul ku ko mën a créer moo tax borom bi subhanahu wa taala
nu mu bindee doomu aadama mu nekk matériel bu logique bañ na ko ba bëñ kase foog benn doomu aadama dem jàngi ko te du xam lépp ndax nit dee na ñu ne bëñam bi moo métti yow bu doon day nit bu spécialité 100% est-ce que nit dana dee si bëñ déedéet bët kase dafa am ku si spécialiste bopp kase dafa am ku si spécialiste affaire yuur damm dafa am ku si spécialiste waaye borom bi nga xam ne moom moo spécialiste si lépp alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kaana alaqatan fa xalaqa fa sawwa fa jaala minhu zawjayni dhakara wal unsa bindi ay góor a jigéen xoolal man nu ma mel nu ma rafetee boo macha allah mais xool leen yéen jigéen nu ngeen rafetee ku nekk jàpp ne yaa gën a rafet wa sawwarakum fa ahsana suwarakum yàllaa mën a bind tey bu ñu foto woon ba pare ku nekk sa bopp ngay xool nu nga mel xoolal doomu aadama matériel bu mu nekk yàlla nu mu ko bindee nu mu losigee ngay créer luy dóor ma mën a dóor ma mën a mbëkk mën a yeew mën a lépp xoolal yàlla nu mu bindee loolu le fait que ngay jug si digg yi déplacé wu complexe bu nekk si yaramu doomu aadama borom bi ne la yow doomu aadama dangaa jàpp ne alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kaana alaqatan fa xalaqa fa sawwa fa jaala minhu zawjayni dhakara wal unsa alaysa dhalika bi qadirin ala yuhyi al mawta ku la bindee noonu nga complexé noonu kenn mënu laa produire comme nu mu la bindee kooku bu la waxee dinaa la dekkil yow nit lan moo lay teree dekki kooku bu la waxee dinaa la juger yawmal qiyaama nee na maa ngi gis lépp lu ngeen di def maa la bindi bu la waxee maa ngi lay gis gëm ko yaalamu maa fi samawati wa maa fi l ard maa yakunu min najwa tem bii ñëw xool leen ko bu baax de yàlla nee na maa leen di gis boo leen di wax ngeen nekk ñaar min najwa salaasa ñett aw wala maa yakunu min najwa salaasatin alam tara anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fi l ard maa yakunu min najwa salaasatin illa huwa rabi'uhum wala xamsatin illa huwa saadisuhum loo leen mënti toll bala ngeen a jëw wala di wax lu ñaaw xam leen ne borom bi nee na mu ngi leen di gis te kooku wax la dafa complexe su nu mu lay bindee nee na la yawmal qiyaama dama la koy tegal comme caméra fii bu amoon caméra bala maa def dara damay xool yàlla ne la summa yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyaama allaaxira dama lay daaj nga toog di gisaat lu nga doon jëf si àddina kooku bu la ko waxee war nga kaa gëm parce que moo la bind ak nu nga complexé mbokk yi yow mu yaakaar ne doo dekk jëlal lu borom bi subhaanahu wa taala wax afa ayina bil xalqil awwal ndax damaa tële woon si bind bu ma la bind bu njëkk ba ngay nekk toq man yi ma togoo dara ma bind la nga mën a taxaw tey mën a sañse yor kanam gu rafet yor ay bët di xoole ñaata enregistrement ñoo nekk si bët tey bu doon enregistré te miñ koy def ndax yàlla neen dina ko teg ñu xoolaat ñaata nooyi nga nooyi xool nu nit mën a nooyee boo demee hôpital tey nooyi lu muy jar allahu akbar demal hôpital nga xool nooyi lu muy jar nooyi lu muy jar demal dañ koy jaay l'oxygène demal nga jéem kaa jënd nga xool lu ñu traduire deret ji di ko defaraat demal nga xool ñaata la machine bi lu muy jar yàlla ne la ma la kaa may gratuite borom boobu ne la xanaa yow da ngaa jàpp ne man damaa tële ba ma lay bind loolu te ko ñun ñëpp nga ni toog di nooy à l'air libre macha allah subhanallah yàlla neen xanaa dafa tële ba mu lay bindee noonu déedéet tëlewut bal hum fii labsin min xalqin jadid wa huwa ahwanu alayh ñuy jàpp ne mënu leen a créé waat mënu leen a dekkilaat borom bi tëlewut ba mu leen a bindi aynama takunu mbokk julli ñi yéen ñuy daw dee ñuy dem dëkk ak dëkk di faju ñaata nit ngeen gis jëlee nañ diw nangam Sénégal yóbbu Europe pour mu faju ji suba nga gis inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nit daw na fu nekk ngir dem ay waqiila man roq waaye bu jotee kenn mënu laa teree dee aynama takunu yudrikumul mawt walaw kuntum fi burujin mushayyada allahu akbar bu jotee ak foo manti dem ngeen làqatu fu nekk yegg si ay château yu gën a kawe ñu nga xam ne ñu ngi jël médecin yu dul jeex ñu nga xam ne ñu ngi leen di ëpp doole ëpp lay moyen ñépp ay bokk dee gu ñu dee benn nag dee moo am amul jaam bu si mucc nag mbokk julli ñi nañu xam ne borom bi kat dañoo dig lu leer naññi dig ñi dekk nañu xam ne dañuy dekk nahnu qaddarna baynakumul mawt nahnu qaddarna baynakumul mawt wa ma nahnu bi masbuqin moo ñu dig dee te bakkan yépp a siy jaar amul ku siy rëcc mbokk yi tey jii nañu xool ñaata moyen lay nit ñuy jéem a teg pour réduire dee yi si dëkk yi boo waxee ñu ne la buñ mënoon a def ba nit du dee sax nga ne waaw waaye fexe ba nuñ ko wàññee sax lan la ñuy njëkk a wax ndaw ñi soxla nañ leen buñ dee yàlla nee na am na ñu koy def seen ndaw lañ bekk wa minkum man yatawaffa min qabl am ñoo xam ne dañuy dee avant ñuy màgg kon yow mbokk bi looy lu nit ñi mën a teg matériel buñ mën a indi technologie buñ mën a indi dee gi yàlla da kaa wax si alxuraan te dëgg la te ñépp si jaar ndaw ñuy dee jamono jii nañ xool nuñ tool mbokk yi yow mu nga xam ne da ngay tiit si lii nga xam ne mooy dee
yow mu nga xam ne da ngaa jàpp ne yàlla mën na laa dekkil jëlal aaya bi yaa ayyuha nnaas in kuntum fi raybin min alba'th fa inna xalaqnaakum min turab summa min nutfa summa min alaqatin muxallaqa summa min alaqatin summa min mudgatin muxallaqa wa gayri muxallaqatin linubayyina lakum wa nuxirru fi larxaami ma nashaa ila ajalin musamma summa nuxrijukum tifla summa litablugu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yurad ila ardalil umur likay la ya'lama ba'da ilmin shay'a aw min ba'di ilmin shay'a mbokk julli ñi borom bi nee na in kuntum fi raybin min al ba'th boo leen di sikk sàkk si lii nga xam ne mooy dekki fa inna xalaqnaakum min turab xool leen fu ma leen commencé si suuf sax lañ leen bindi xool leen fu ngeen commencé lu ñu leen bindee summa min nutfa ngeen nekk toq ndox summa min alaqa summa min mudga ngeen nekk ab lumb lu nga xam ne mooy loo xam ne tey jii boo ko téewoon sax mu rees muxallaqatin wa gayri muxallaqatin li nubayyina lakum parfois mu ne muxallaqa mu nekk mbindeef mu bind ko mu nekk koo xam ne dafa war a judd wa gayri muxallaqa wala sax mu avorté yi ngeen di dégg wala doom ji dee sa biir ba seewaat lu lépp li nubayyina lakum yàlla ay mbiram day leer ngir mu leeral leen loolu jàngal la ñuy ëmb di avorté na la leer ne kon yàlla googu moo yor bakkan bi ne kii day judd ba màgg kii dana judd waaye du dee kii danañ astafurlaa dana judd waaye day dee waaye kii tamit dana judd bañ yaay ji dem def écho lépp ñu ne ëmb na ñu xëy ñu ne avorté na dee na biir ba wala loolu si loxo yàlla la nekk moo tax bu nekkoon si loxo nit kan mooy am doom def effort yëpp ba jigéen ëmb nu mu méttee nga ne sa doom day dee dana la fayal lu nekk waaye deegu kenn mënu si mucc moo tax wa nuxirru fi larxaami ma nashaa ila ajalin musamma lu ma bëgg mu man nag dama koy matal dama koy bàyyi ba heure am jot moo tax ëmb bi nga gis moment yu mu fi nekkee fuuti ñu fay leeral lu nga xam ne mooy déeg yi ñuy daw xeetu bokkaal yi rawatina si takkukaay yi ñu leen di jox moytu leen ko ndax ku ëmb danañ la jox dara ne la takkal ko xale bi si biir jamais dans la vie kan lañ lay bàyyeeg nañ ko bàyyeeg yàlla luy takk-takk di am yaaja lañ koy def te bu duggee maternité ñu teg kan moo lay aar foofu ku dul yàlla kan moo lay sàmm ku dul yàlla xale bu sa biir yaay ji xoolal nu mu complexé foofu yaay ji mën naa naan lu nekk mën naa lekk lu nekk tey jii bu dee man maa bindi mën naa def erreur boo xam ne yaay ji bu lekkee lu dis mu dal si bopp bi bu xale bi dee si biir waaye xoolal yàlla nu mu jaaralee matériel bu mu bind moo tax mu ne summa nuxrijukum tifla ma génn leen nag après mu nekk ay xale summa li tablugu ashuddakum ngeen ni màgg ba am ay doole comme nu ko waxee moo leen bind ñii màgg ba nga xam ne dañuy toll si kàttan ñii dem ba kàttan nga jeex kon mbokk bi wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umur mu ne wa minkum man yutawaffa ñenn ñi sax sa xale googu ma leen def bañ nekkee xale la ñuy deewee fii ku nekk suñun gis na liir bu dee ku ko gisul ku musul gis liir bu dee paa nga gis ko bët ak bët mais xam nga yëg nga ne kii am na doom ju dee mosoo gis doom ju dee ku yëkkati loxo gi mosoo dégg liir bu dee ah xam ko man sama yaay mos naa am liir bu dee kon dégg nga ko sama yaay mos na kaa am te fii leer na ma ku nekk su ñun war na laa jox benn exemple am na kon gëm ko beneen bi mooy wa minkum man yuraddu ila ardalil umur ñenn ñi nag mu bàyyi leen ba ñu màgg bay màgget sax topp seen ndaw ba màgget yàlla moo leen may kàttan buubu may leen loolu ñu dem ba màgget li kay laa ya'lama min ba'di ilmin shay'a te parfois gis nga màgget googu da leen yóbbee ba nga xam ne di nga xamante dara si àddina nga juddu ba màgget loolu la ñuy ñaan ñun ñëpp waaye ak jaamu yàlla ak sunna gu wér gu yàlla nangu ndax te màgget googu day leen xoolal bu ñu fa àggee lu lay wenn mënuñu kaa dépassé wala yàlla fu mu ko yemalee lay yem am na ñoo xam ne bu ñu si tollee dañuy dem ba naax parfois nga gis màgget buy jooy cere màgget buy jooy njóorni màgget buy jooy mburu koo xam ne sët yi bu ñuy bi anniversaire ñu naan nooyalal leen ko mu ñam si anniversaire lu sëtam bi allahu akbar yàlla mën a bindi subhanallah te xolal dalay delloo comme ba nga nekkee liir lu nga xamatoon dara moo tax mu ne wallahu axrajakum min butuni ummahatikum laa ta'lamuna shay'a te ba mu ñuy génn suñ biir yaay xamuñu dara doomu aadama lu mu xam si biir dund gi nag nga tàmbale yàlla di la sol dara te mënoo xam lépp mbokk julli ñi bu dee yàlla xoolal subhanallah wallahi yàlla bëri na yërmande bismillahi rahmani rahim yërmande googu mu wax am na ko wallahi ak ka am ndax xoolal ku la jox exemple yi yépp man ma ñëw créer sama micro
ma leen koy présente. Regardez, c'est belle, jolie comme ça. Essayez de vous expliquer tous les détails ba pare ma la koy jox di la ñaan ne la xoolal nu ma ko bindee xoolal nu ma defaree fii xoolal nu ma defaree fii xoolal nu ma defaree lii ma ne la sax bu dee loolu doyu la aay bi lu lay wane yàlla ne la xoolal nu ma la bindee nga nekk man yi mënoo doole parfois ma rey ay nit yow ma bàyyi la parfois nit ñi bañu nekk seen biiru yaay avorté parfois léegi lii jox la exemple yépp ak aay bi nu mu guddee mu ne la nit bu la loolu doyu exemple boobu pour nga jaamu ko wa taral arda hamida subhanallah bu ko neexoon mu yam fële waaye xoolal expliquer la tous les détails pour nga comprendre pour nga am jom jaamu ko mu ne la bu la loolu doyul wa taral arda hamida mënutoo xool sa bopp mënutoo jàngat si nu ma la bindee mënutoo am kemtaar si man yàlla nu ma la defaree nu nga complexé yow jullit yow nit wa taral arda hamida subhanallah jox la exemple lii nga xam ne mooy si suuf bu ko wawalee koŋ te ñun ñëpp a ngay dund nawet a nga nii léegi nga gis nit ñi dajaloo sax di def yeneen ndax tawut xoolal suuf si nu mu wawee yàlla wan na la nu mu la bindee nu mu complexé lu tax mënoo kaa jaamu waaye yow doyutoo ko yow doyu la si exemple bu mu la jox mu lay jox exemple si suuf ñun ñëpp gis nañ suuf si mbokk jullit xoolal yàlla nu mu bindee suuf wa taral arda hamida bu woowee koŋ fa ida anzalna alayha almaa ihtazzat yenu ba diis yàlla yen ko parfois mu def si ndox parfois mu def si lu nekk war a bat boo ko déggee muy xar bu si sottee ndoxam mu taw nga gis suuf si nu muy xaree fii suuf bu xaree ñun ñëppay tiit waaye xoolal yàlla bu ko xaralee boppam ngir génn si gàncax wa am batat min kulli zawjin bahij saxal bépp façon gàncax yow mbokk jullit boo mënta comprendre nu la yàlla bindee jox la si exemple bu doy sëkk mënoo kaa comprendre yàlla nee na la xoolal nu ma bindee suuf léegi xoolal bu tawee nu may génnee gàncax gi mën nañoo jéem a créer bépp produit chimique mën nañoo jéem a créer bépp produit waaye kan moo mën a dem créer li nga xam ne nu ko yàlla defee si suuf si la te lu lay ñëpp ñaan di lekk boo gisee ñu naan la wér-gu-yaram amatul lan moo tax parce que nit ñi wérutuñ ak lekk yi nuñ ko transformé waaye lan la ñuy wax kon maam yi lu tax ñu wéroon dañoo lekkoon lu naturel dugub duñ daa lekk te yooyu mooy yu daa génn si suuf xool leen yàlla ay yéen mërëm lu kéemtaane mbokk yi ngal la waaye ba ñuy voilez-vous buy woote ngir ngeen di jàng di woo ay sayda bu leen di dajaloo kese ngir di sinap bu leen di dajaloo kese ngir di kii photo ñu ko créé wala luñ bëgg mooy ngeen jaamu yàlla seen wareef rek la ñuy def kon yéen boo leen ñëwee si formation yi jàng leen jël leen ay leçon boo leen di dem dee leen yóbbu sax man Sall da ngaa war a toog sax gis ñu nga xam ne muuruwuñ jéem leen a convaincre seen i mbokk julli ñu ñëw di déglu kenn dana fi jóge muuru xoolal kooku ñu ne muuraayam benn muuraayam si yow la jógee allahu akbar subhanallah mbokk yi kon fàttali nañ leen lu bëri si dee waaye dee googu tamit da ngeen a war a xam ne jaamu yàlla mucc si comme nu leen ko waxee waaye da ngeen a war a xam ne dee googu tamit dafa nekk li nga xam ne luy bette la kenn xamu ko inna allaha indahu ilmu saa wa yunazzilu alghayth wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna allaha alimun khabir dafa nekk mbir mu nga xam ne yàlla kasee ka xam complexe bu mu complexe yàlla kasee xam fu muy ñëwee si doomu aadama amul doomu aadama bu toog ba ne man laa wax ne la diw suba day dee dëgg la nag technologie parfois day avancé ba nga xam ne nit ki dana am yenn feebar yi nga xam ne feebar yi lu suy topp du loolu xam-xam lu nga xam ne yàlla moo jagal xam-xam am na ñu koy may mais ak lu mënti doon wax nañ fi nit jamono ji ngay faatu jamono jooju jot a faatuwut bu temps bi bëri woon ñu jox leen si exemple yu dul jeex mbokk yi te kenn xamul teer suuf su muy deewee kenn xamul dee fu mu koy fekk te dee nag dañoo war a xam ne luy teew la gis nga gan la day ñëw teew al-ixtidaar nekk luy teew sukaraat tamit ñëw nekk def fa séjour day teew ba pare def séjour nga gane la kaa ñàkk a gane la ko day ñëw séjour bi bu jotee mooy sukaraat ba waaye tamit dem nga bu jotee moom dem na allahu akbar wa huwa alqaahiru fawqa ibaadi wa yursilu alaykum xafazatan xatta ida jaa ahadakum almawt tawaffathu rusuluna wa hum laa yufarrituun subhanallah yàlla moo gën a subhanallah yàlla moo man ñëpp moo man ñëpp
waaye nee na gis nga bu jotee séjour ba sax damay yónni ay nit gis nekkul malakul mawt mooy njëkk ñëw de nee na am na ñu muy yónni ba pare am na ñuy ñëw dafa yónni ñu ñuy garder ñu nekk ak ñun ba pare waaye gis nga bu dee jotee malaaka buy ñëw wa hum laa yufarritun ñooñu duñu tardé heure amuñu retard une seconde bu jotee duñ ko tardé bu jotee amul lu ñu tardé amul yoon bi daa am tees amul dara taf jël dem subhaan ñëw faat léegi nag lan moo des bi ñu faatee ñu war a yóbbu aljana wala ñu yóbbu safara wala benn ruux gën a fu mu jëm moom allahu aalam waaye lu ñu si leeral bëri na mbokku julli ñi comme yaakaar naa ñu ngi waaj a commencé programme bi nañu bàyyi xel yii ñu leen fàttali nañ fi ne kat dee lu am la borom bi subhaanahu wa taala lu mu joxe exemple la si nit ñuy nelaw wax nañ ko fi jox leen ay dalil si alquranul karim wax nañ leen bu jotee amul ku ko mën a téye kenn xamul tamit suuf su mu deewee kenn xamul tamit fu mu lay fekk kenn xamul bu ban anam lay ñëwee waaye yàlla dañoo jox ay exemple ba pare dëggalal ñu ko si alquran waaye tamit tëkkuñu waaye moytuloo ñi yaa ayyuha alladina amanu xaqa tuqaatihi wala tamutunna bu ma jumul aabi noonu xaqa tuqaatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun mbokk julli ñi nañu ragalaat yàlla te jaamu ko rawatina jamono jii surtout yéen mbokk jigéen ñi nañu ragalaat yàlla te di jàng ay tëkkum si alquran nañu dem gëstuwaat suñu diine surtout ñu ndaw ñi commencé ko si man mi jàngi diine dañ koy jàngi du lu ñu farant diine dañ koy jàng du lu ma juddoowaale sama maam ak sama nijaay si yam boo deewee yàlla yow kese lay àtte amul si kum lay jaarale diine juuju nag noo koy jàngee mooy da ngay dem sa ñu koy jàng jiitu la nga toog ñu jàngal la wala réseaux sociaux yi nu mu bëree tey jii kon déegi ñu leen doon xuppal du dara lu dul ab fàttali wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin nañu ragalaat yàlla te jaamu yàlla te saxaat si alquran ak sunna te moytu lépp lu nga xam ne mën nañoo dindil si yoon boobu kon lii ay xupp la yu nga xam ne bëgguñu woon a dugg si thème yi nga xam ne amoon na waaye ñu dénkoon ñi kàddu yu nga xam ne danañ ko bàyyi seen xel ba thème yi bu ñëwee ngeen mën a xam ne ñii ñu lu ñu leen di jàngal tey ay bu leen jëw ay bu leen di nekk di rambaaj bu leen nekk di def yeneen bàkkaar leneen ak yeneen loolu lépp ngeen war kaa jàng tey jii wala war kaa jàng si seen àddina ngir lan dee gannaaw dee lu fa am lu garaaw la bu ñu amoon temps bu bëri xam nga tey wax nañ leen nag lan mooy dee d'après lu ñu leen expliqué nii yaakaar nañ ñépp su yéen xam nañ léegi carrément dee ak exemple yi si yàlla joxe si alquran yépp leer na wala leer na léegi nag gannaaw dee la fa amaat yéen a ngi dund ins bi di déglu ay thèmes àddina wala di déglu lu nga xam ne ñu ngi leen koy xupp gannaaw dee nag moo jar a xalaat bu ñu yàlla mayaatee daje incha allah danañ si indiwaat ay leeral wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Louange à Allah, Seigneur des mondes, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, sa famille, ses compagnons. Chers responsables du groupe Voilez-vous, chers participants, chers invités, c'est avec une grande joie, une profonde gratitude et beaucoup de fierté que je prends la parole aujourd'hui au nom de l'Abaïka Travel, sponsor officiel de ces journées de formation et de sensibilisation. Permettez-moi de vous rappeler de l'Abaïka Travel. L'Abaïka Travel est une agence qui a été créée avec une intention noble: servir les musulmans et les accompagner de tout leur cheminement spirituel vers les lieux saints de l'islam. Notre nom, l'Abaïka, symbolise cette belle réponse du croyant à l'appel d'Allah. Me voici, ô Allah, me voici. C'est un rappel de notre engagement, de notre disponibilité et de notre amour pour la maison d'Allah. Notre passion pour la Mecque est le moteur de notre travail. Chaque départ vers la Umrah ou le Hajj représente pour nous une responsabilité immense
accompagner des personnes vers un moment unique de leur vie, avec sérieux, attention et sincérité. À travers Labbaïka Travel, nous nous efforçons de proposer un accompagnement basé sur la connaissance des rites, la préparation spirituelle et le respect de la sunna du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Car nous croyons que toute adoration doit être accomplie avec science, sincère et conformément à la voie prophétique. Notre vision ne s'arrête pas au voyage. Nous voulons également participer à la transmission des valeurs islamiques, soutenir les initiatives éducatives et encourager les actions qui rapprochent les musulmans de leur religion. C'est dans cette démarche que nous sommes honorés d'être aux côtés du groupe Voilez-vous. Pour ces journées de formation, votre mission de sensibilisation et d'encouragement au voile représente un travail important, car elle aide à nos sœurs à mieux comprendre, à vivre et à assumer leur choix avec foi, pudeur et dignité. Ce partenariat reflète les valeurs communes que nous unissent: l'éducation, la transmission, le rappel, le respect des principes de l'islam et l'attachement à la sunna. Aujourd'hui, Labbaïka Travel réaffirme son engagement: servir avec excellence, accompagner avec bienveillance et œuvrer pour le bien-être de notre communauté. Je remercie sincèrement le groupe Voilez-vous pour sa confiance et pour cette belle initiative. Qu'Allah bénisse votre formation, récompense tous ceux qui y participent, accepte nos efforts et fasse de Labbaïka une cause de bien. فهو الراعي الرسمي لهذا اليوم ولهذه الأيام المباركة. لقد أسست شركة لبيك ترافل لمرافقة المسلمين في رحلتهم الإيمانية إلى جميع الأماكن المقدسة إلى الحج والعمرة، إلى عبادة الله تعالى وإجابة قوله تعالى: لبيك اللهم لبيك لبيك يا لا شريك لك لبيك. ونعتبر كل رحلة إلى بقاع الأرض المقدسة أمانة ومسؤولية، لذلك نقدم لضيوف الله تعالى حجاج بيت الله، نقدم لهم يعني خدمات أو نقدم لهم خدمات يقوم على تعليم مناسك الحجاج أو يقوم على تعليم مناسك الحج والعمرة. mbokk jullit yi, ci gàttal rek ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziyaar di fàttali wax ju am solo bii nga xam ne moom la suñu doom ji taxawoon, mooy li nga xam ne mooy fàttalik dee. waxkat bi daf ni: huwa hazimu lazzaat wa mufarriqul jamaat. dee mooy dagg bànneex yi, fu mu fekk bànneex dagg na. te itam mooy li nga xam ne day tasaare mbooloo yi, ndax fu nit dee nit wàññeeku na fa. mi ngi noonu. te itam mbir la boo xam ne dafay jirimal góor wala jigéen, dafay tax góor nekk jirim, waaye dafay tax jigéen nekk jirim, dafay tax jigéen nekk jëtum. lépp lu mën a xew rek, li nga xam ne moo yóbbu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, yóbbu yonent yi ko jiitu, du ñu fi bàyyi. ba tax na ku nekk ci ñun war nga def effort wàcc bis bii nga xam ne du ñàkk. man de damay wax naan amul benn dëkk booy dugg wala benn kër booy dugg nga laaj leen ndax xam nañu dee, ñu ne la déedéet amul. kon da ngay gis ne dee dëkk yëpp lay jaar, waaye da ngay gis ne dee kër yëpp lay jaar. moo tax jàpp naa ni ñëpp a ngi taxaw di ko waajal. lii problème bi kay mooy naka lañ koy waajale. mi ngi noonu. mu am ay société, ay agence yoo xam ne dañoo taxaw temm ñu créer leen, mbokk yi, pour gàttal rek ndax xëy na waxtu bi dafa xat. am na ci suñu dëkk bi wala ci suñu réew mi agence yoo xam ne dañ leen créer
uniquement pour jàppalanteeg jullit yi waaye dañ leen tere uniquement pour ñu ànd ak nit ñi pour ñu génn ci farataay aj ak umra wala pour ñu génn ci farataay aj ak sunnaay umra ci képp ku ko mën ndax jàpp naa ne préparation bi nga xam ne moom la Labbayka Travel di préparer di ànd ak jullit ñi pour ñu yeggale ji farataay aj daf koy def rek ngir ngëm-ngëm ak passion bu mu am ci alquran ak sunna ak gëm gu mu gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak bëgg bu mu bëgg màkkatal mukarram loolu tax na ba uti ci benn bénéfice lu dul fexe rek nit ñi génne wala joxe ci farataay aj surtout jigéen ñi ndaxte man dama faral di wax naan jigéen ñi am na lu gën a nekk ci seen bopp yi fuuf ka kàddu labbayka muy njaak nangul lii duma denc ko wax njaak nangul moo ñu gënal foofu ne labbayka li ëpp ci jigéen ñi te pourtant njaak nangul fii lay des waaye labbayka day dem ak ñun ba aljanna yàlla nañ ko yàlla defal loolu moo tax mbokk jullit yi ñoo am mbégte ak bànneex pour sponsoriser ñu bis bii muy bis bu màgg bis bu tedd waaye dañu wàcc suñu kàddu te ñaaxuñu suñu mbokk muurukat yi ne muuraay bi nekkul loo xam ne dafa xew nekkul loo xam ne dafa nekk loo xam da nga gis ay nit di ko def rek ñu def ko parce que yàlla subhanahu wa taala moo wax ci téere bu tedd mu ni yaa ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisaa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalaabibihinna aaya bi mu wàccee képp ku dégg aaya bi da nga génn sa kool nga muuru ñu ne ñi nga xam ne jotuñu woon am ay muuraay dañoo dem ci seen i mbokk ñu xaral leen muuraay ñu séddoo muuraay bi ku nekk daal di muur say cër mi ngi noonu mbokk julli pour gàttal rek ñu ngi leen di sant bu baax a baax waa Voilez-vous ñu ngi leen di encouragé ci lii nga xam ne moom ngeen di def ku ci ñibbi nag wala ku ci dem na nga soññ sa mbokk jullit ci muuraay waaye na ngeen soññ seen mbokk meer yi ñu wàññi njàkk bi te wuyu labbayka day dem ba aljanna waaye njàkk fii da des aqulu qawli hada wa astaghfirullah taala li wa lakum wa salaamu aleykum wa rahmatullah yaa labbayka allahumma labbayk bu ko defee nañu woo suñu saydaa bi tamit mu dënkal ko si wolof ba tey si labbayka parce que ñoom wax dëgg fa yàlla ñu am yëg-yëg lañ si Voilez-vous daal ngeen may leen nopp bu baax bu ko defee mu dënkal ñu rek ndax temps bi xaw a xam incha allah. Louange à Allah, Seigneur des mondes, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, sa famille, ses compagnons. Chers responsables du groupe Voilez-vous, chers participants, chers invités, c'est avec une grande joie, une profonde gratitude et beaucoup de fierté que je prends la parole aujourd'hui au nom de Labbayka Travel, sponsor officiel de ces journées de formation et de sensibilisation. Permettez-moi de vous rappeler de Labbayka Travel. Labbayka Travel est une agence qui a été créée avec une intention noble: servir les musulmans et les accompagner de tout leur cheminement spirituel vers les lieux saints de l'islam. Notre nom Labbayka symbolise cette belle réponse du croyant à l'appel d'Allah. Me voici, ô Allah, me voici. C'est un rappel de notre engagement, de notre disponibilité et de notre amour pour la maison d'Allah. Notre passion pour la Mecque est le moteur de notre travail. Chaque départ vers la Umrah ou le Hajj représente pour nous une responsabilité immense, accompagner des personnes vers un moment unique de leur vie, avec sérieux, attention et sincérité. À travers Labbayka Travel, nous nous efforçons de proposer un accompagnement basé sur la connaissance des rites, la préparation spirituelle et le respect de la sunna du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Car nous croyons que toute adoration doit être accomplie avec science, sincère et conformément à la voie prophétique. Notre vision ne s'arrête pas au voyage. Nous voulons également participer à la transmission des valeurs islamiques, soutenir les initiatives éducatives et encourager
les actions qui rapprochent les musulmans de leur religion. C'est dans cette démarche que nous sommes honorés d'être aux côtés du groupe Voilez-vous. Pour ces journées de formation, votre mission de sensibilisation et d'encouragement au voile représente un travail important, car elle aide à nos sœurs à mieux comprendre, à vivre et à assumer leur choix avec foi, pudeur et dignité. Ce partenariat reflète les valeurs communes que nous unissent: l'éducation, la transmission, le rappel, le respect des principes de l'islam et l'attachement à la sunna. Aujourd'hui, la Baïka Travel réaffirme son engagement: servir avec excellence, accompagner avec bienveillance et œuvrer pour le bien-être de notre communauté. Je remercie sincèrement le groupe Voilez-vous pour sa confiance et pour cette belle initiative. Qu'Allah bénisse votre formation, récompense tous ceux qui y participent, accepte nos efforts et fasse de la Baïka une cause de bien. La Baïka Travel, d'après seen discours ñu nekk ñoo xam ne ñu jar a encourager lañ, ñu jar a soutenir lañ, ñu jar a déglu lañ, ndax jamono ji umra yi bëri na torop man agence yi moom yàlla moom ñëpp rek agence yi macha allah Sénégal bu demee ba ñu dégg agence yi ñu bëree nii sant yàlla la, ndax yombal gi dana gën a yomb si ñëpp aussi, waaye ñu si mel ni ñoom ñi nga xam ne d'après seen discours ñuy mel ni genre yi bëriwul, parce que ñuy dem bëri na torop te parfois nga gis fa yoo xam ne si téléphone yi wala yuy wuteeg alquran ak sunna. kon ay nit bu ñu ñëwee taxaw ne danañ leen yóbbu ngeen mottali seeni umra wala seeni aj te lépp ñu leen koy tegal si alquran ak sunna, ñun ñu jar a encouragé lañ, yal na yàlla sàmm leen te mottali leen. kon mbokk yi si loolu la ñuy jàllee si discours bi nga xam ne macha allah ñu ngi ko doon xaar, ki nga xam ne bu ñëwee dinañu leeralal lu bëri si Voilez-vous, waaye tënkal ñi tamit mbir yu bëri yoo nga xam ne Voilez-vous làmboo na ko si ay yëngutam ak si ay taxawaayam, muy Amira Aïcha Dieng jiite Kër Massar, waaye collectif des Amira yu nekk Dakar aussi ñuy ñaanal yàlla taxaw ko sàmm ko macha allah, di nuyuwaale en passage son borom këram bu fi nekk, yàlla yàlla sàmm leen. kon bismillah tata Aïcha. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Nous louons, nous implorons son secours et son pardon. Nous témoignons qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, l'unique sens associé, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, sur sa noble famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent sa voie jusqu'au jour dernier. Monsieur le Président du groupe Voilez-vous, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau national, Mesdames et Messieurs les responsables des zones et des sections, chers encadreurs, formateurs du groupe Voilez-vous, notre distinguée formatrice du jour, Seyda Hafselo, chers partenaires, honorables parents, chères participantes au séminaire du groupe Voilez-vous, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est avec une profonde gratitude envers Allah que nous nous retrouvons aujourd'hui à l'occasion de la 4e journée des séminaires du groupe Voilez-vous. Cette rencontre est bien plus qu'un simple rassemblement. Elle est un moment de foi, d'éducation, de fraternité et de transmission. Elle nous rappelle que l'avenir de la communauté dépend de la qualité qu'elle offre à sa jeunesse, en particulier à ses filles, futures mères, futures éducatrices, futures bâtisseuses. À ce propos, comme rappelait souvent l'ancien président de la République du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade, dis-moi quelle jeunesse tu as et je te dirai quel peuple tu seras. Cette pensée traduit une vérité profonde.
la grandeur d'un peuple se traduit à travers l'éducation, les valeurs et la qualité de sa jeunesse. C'est précisément cette conviction qui inspire l'action du groupe Voilez-vous en formant aujourd'hui des jeunes filles pieuses, instruites, responsables et engagées. Nous contribuons à bâtir le Sénégal de demain, un Sénégal fondé sur la foi, le savoir, la citoyenneté et les valeurs de notre noble religion. Le groupe Voilez-vous est né d'une vision claire: promouvoir les valeurs authentiques de l'islam, contribuer à la formation spirituelle, intellectuelle et morale à la femme musulmane, renforcer la solidarité entre les membres de la communauté et encourager un engagement citoyen fondé sur les enseignements de notre noble religion. Notre ambition est de former des femmes musulmanes conscientes de leurs responsabilités envers Allah, envers leur famille et envers leur société. Des femmes qui allient la foi à la connaissance, la pudeur à la compétence, la spiritualité à l'engagement et qui participent activement au développement de leur communauté. Le voile que nous encourageons n'est pas simplement un vêtement. Il est l'expression d'une identité, d'une dignité, d'une pudeur et d'un engagement à vivre selon les valeurs de l'islam. Mais nous sommes convaincus qu'un voile sans science, sans bonne moralité, sans bon comportement exemplaire ne saurait atteindre les objectifs recherchés de notre religion. C'est pourquoi le groupe Voilez-vous accorde une importance particulière à la formation. Nous croyons que la science est une lumière et l'éducation est le fondement de toute réforme durable. Notre engagement ne se limite pas à l'organisation de conférences ou de rencontres. Tout au long de l'année, nous menons des actions concrètes au service de la communauté. Campagne de dons de voiles, distribution de voiles, nettoyage de mosquées, œuvres sociales et soutien aux Dara. Les séminaires de vacances répondent à une préoccupation majeure: offrir aux jeunes filles un cadre sain, durable les vacances, afin qu'elles ne soient pas livrées à l'oisiveté ou aux influenceuses négatives. Elles bénéficient d'enseignements sur le Coran, la sunna, la croyance, la morale, le civisme, la citoyenneté, le leadership féminin et le développement personnel. Notre objectif est simple: faire de ces jeunes filles des femmes instruites, responsables, pieuses, utiles à leur famille et engagées dans le développement de leur communauté. Au-delà de cette édition, le groupe Voilez-vous nourrit l'ambition de rapprocher progressivement les séminaires de vacances des différentes zones et sections, afin que les familles découvrent davantage le travail et formation accompli auprès de leurs filles. Nous ne saurions clore cette allocution sans adresser nos sincères et chaleureux remerciements à Labaïka Travel, sponsor officiel du groupe Voilez-vous. Labaïka Travel est bien plus qu'une agence spécialisée dans l'organisation du Hajj et de la Umrah. C'est un partenaire de confiance qui accompagne les fidèles dans l'accomplissement de l'un des plus grands piliers de l'islam, avec professionnalisme, sérieux et dévouement. Son engagement dépasse le cadre du voyage. Il traduit une volonté sincère de servir la communauté musulmane et de soutenir les initiatives qui contribuent à l'éducation, à la formation et à la promotion des valeurs islamiques. En choisissant d'accompagner le groupe Voilez-vous, Labaïka Travel investit dans l'avenir de notre jeunesse et participe à l'édification d'une génération de femmes musulmanes instruites, responsables et profondément attachées à la foi. Ce soutien est un témoignage concret de sa responsabilité sociale et de son attachement au développement de notre communauté. Nous formulons des prières sincères, les dirigeants, les partenaires, l'ensemble du personnel de Labaïka Travel. Qu'Allah, de son infinie générosité, bénisse leurs efforts, mette la baraka dans leurs activités,
facilite l'organisation des pèlerinages, qu'il accomplisse au service des hôtes d'Allah, accroisse leur succès, protège leurs entreprises de tout mal et leur accorde la meilleure récompense ici-bas et dans l'au-delà. Qu'Allah accepte nos œuvres, préserve notre jeunesse, bénisse nos familles, fasse prospérer le groupe Valez-vous et accorde au Sénégal la paix, la stabilité et la prospérité. Je vous remercie de votre aimable attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masha Allah Amira, yàlla barkel mu nekk royukaay ci waar wi dafa bëri ay royukaay, rawatina Amira Valez-vous, rawatina moom mi nga xam ne jaar na fi def discours bi nga xam ne nu mu ko defee discours lañ gisee mu koy jëfee si lii nga xam ne mooy groupe Valez-vous. parce que effort yu mi def ñun ñëpp gis nañ ko, wax dëgg fa yàlla sàmm ko te taxawu ko te lii lañ soxla jeunesse bu nga xam ne yemuñ si wax kase waaye jël seen temps seen alal jël seen capacité yëpp def ko si lu ñu wax. kon mbokk yi def na fi fàttali ba am solo si discours bi nga xam ne def na ko muy sant ak ngërëm bu nga xam ne jàllale na ko si ñuy taxawu Valez-vous si oustaz yi ñuy def rappel yi sayda yi yëpp macha allah fàttali leen tamit li nga xam ne groupe Valez-vous mu ngi koy def si ay liggéey yu am solo si taxawaay yi nga xam ne mu ngi koy def si jigéen ñi sant leen yéen tamit gërëm leen bu baax si nu nga xam ne yéen a ngi koy ànd ak ñoom si liggéey Valez-vous bi waaye tamit tënk si mbir yu nga xam ne am na solo trop si différentes liggéey yu nga xam ne Valez-vous international mu ngi koy liggéey. kon mbokk yi Amira yàlla sàmm ko te taxaw si loolu la ñu dugalee kenn ku nga xam ne su ñun la bokk, kenn ku nga xam ne suñu papa la, kenn ku nga xam ne wax dëgg fi yàlla mën naa ne fu ma ko gis man si alquran laa ko gisee. kon ñu ngi koy nuyu di ko ndokkeel muy tonton Moustapha Fall, xam naa moo topp si programme bi si discours bu nga xam ne dana ko tënk incha allah. bismillah tonton Moustapha. defe naa ni li ma koy waxee tey bu ma deewoon dinaa tàlli ndax yàlla daf ma dimbale ba nga xamante ni ci problème mu voile au Sénégal du ma ni man maay premier mi doon def promotion bi, mais bokk naa ci premier yoo xamante ni y a plus de 20 ans ma nekk ci promotion voile. donc lii bi mu juddoo Pape Idrissa Ndaaf ñu koy ki nga xamante ni moo ko initié waxoon ma ci ba ma gis tey fa mu tàmbalee ak fi mu egsi ma leen di ñaanal yàlla, ndax lii rek la ñuy xaar ci Sénégal mooy jeunesse boo xam ne jeunesse vertueuse lay doon, jeunesse boo xamante ni jeunesse responsable lay doon, ak jeunesse boo xamante ni dina mën a représenter Sénégal fépp ci àdduna. li may wax rek moom mooy ñu ngi leen di jaajëfal bu baax yéen soxna yi, di leen wax ni fii ngeen nekk nit ñu baax ñëpp ñu ngi seen gannaaw. xëy na Valez-vous xam ngeen seen bopp waaye ñëpp a ngi leen di bàyyi xel, ñëpp a ngi leen di jox nopp. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك
يهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. سبحانك الله. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز الحق ورافعه ومذل الباطل وواده وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu ngi musul cheytaane tàmbali ci tur borom bi tabaaraka wa taala sant yàlla it julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñaanal ko xéewal ak mucc ak ñoñam ak i saxaabam ba ilaa yawmi diin. ñu ngi nuyu ñëpp ci baatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ndax buñ ko xamoon it moo ñu résumé suñu dundu àdduna ak àllaaxira yàlla nañu ko yàlla defal. di am mbégte di teew ci bërëb bi nga xam ne bërëb bu am solo la. di ndokkeele ki nga xam ne mooy papa Idriss ak mbooleem ñi mu àndal ci liggéey bi waaye it di ndokkeele bu baax a baax waa zone Kër Massar nga xam ne ci njiital Seyda Aïssa Dieye nga xam ne sunu teewaay bu fi amee tey ginnaaw yàlla ñoo ko sabab waaye it di ndokkeele ndaw yi nga xam ne ñoo bokk ci Voilez-vous nga xam ne ñu ngi def liggéey boo xam ne gu am solo la lool. ñuy xam ne ñu ngi ci mission bi nga xam ne moom la sallallahu alayhi wa sallam joxoon ay ndawam ndax diina lislaam bu àggee fii tey shababun zallalu subul al maali ma arafu siwa al islaama diina comme ni ko Ahmad Shawqi waxe tey ku xool ci jaar-jaaru diina lislaam ak réussite bi mu am tey ay ndaw ñoo ko taxawal ñu mel ni Usaama ibn Zayd nga xam ne bi mu jël responsabilité am ci diine ak taxawaay boobu mu ngi diggante 17 ans ak 18 ans waaye di jël misaal tamit ci ñoom Mus'ab ibnu Umayr nga xam ne gàddaayoon nañ àdduna ak la mu làmbool yépp waaye dëgmal si suñu borom subhanahu wa taala pare pour dundal li nga xam ne mooy diine. liggéey bi liggéey la goo xam ne dafa am solo lool ndax Ali ibn Abi Talib bokk na ci jàngale yi mu jàngale daf ne woon na ngeen woo nit ñi te fekk ngeen noppi. ñu ne ko nan la ñuy ooy nit ñi te fekk ñu noppi ne mu neen ci seen comportement ak seen i melokaan ak seen i doxalin. kon ni Voilez-vous di doxe ci ay taxawaayam yi muy def ci Sénégal te yàlla xam na ne keroog bi papa Idrissa jógee Ziguinchor dama bëri ñi ma interpellé ñoo xam ne bari na lool ñu ne dañu bëgg a intégrer groupe bi. ñu may laaj kañ la ñuy ñëwaat ma ne leen man de xamaguma kañ la ñuy ñëwaat waaye xam naa daal lii ay séminaire la yoo xam ne ci vacances yi lay gën a am loolu dafay wane ne it liggéey bi mu ngi def impact bu am solo ndax maa kaana al-mu'minuuna an yanfuru kaafa waaye nag fa lawlaa nafara min kulli firqa minhum taifa li yatafaqahu fi ddin wa li yunziru qawmahum iza rajuu ilayhim laallahum yahdaruun aaya googee la ñuy jëfandikoo. xëy na stigmatisation yi diabolisation yi dina bari lool waaye li am solo mooy ku nekk yëg ci boppam ne lii may def de dama koy def de suñu borom rekk a tax lii may def de ab digle borom bi subhanahu wa taala la lii may def de defuma ko ngir ngistal ci àdduna lii may def dama koy def ndax ngir am ci ngërmaande suñu borom subhanahu wa taala. beneen bi may jaajëfale groupe bi mooy thème bi ñu abordé ren ak am solo yaakaar naa ku gis réew mi ni mu bindoo xam ne liggéeyu ñëpp ci wax rekk la tëggu ñëpp ci wax la ñuy liggéey te dafa am ñaari laay yu am solo yoo xam ne bëgguma ci sax xuus ndax kay waxtaan am nañ yaakaar ne da ci wax dafa am làmmeñ li muy liggéey lu doy waar waaye mu am li muy liggéey lu am solo alquran mu ñu wax ne wa lu'inu bi ma qaalu fee mu ne wa asaabu bi ma qaalu jannaatin kon léeg-léeg utiliser làmmeñ ba am ci ngir man ak yàlla am na solo waaye léeg-léeg nga utiliser ko ba am ci meruk sunu borom subhanahu wa taala da ciy am kon bu ko defee ñu ngi jéggulu bu baax a baax xëy de kàddu yi du lu ñu prévoir waaye dina yëgal ne am nañu mbégte bu baax a baax ci teew ci jataay yi donte am nañu ay xat-xat lool waaye teew fi rek ngir xam ne liggéey lislaam la ñuy def waaye xam ne lii ñuy def nii ñun ñoo ko war a defal ñun ñoo ko war a taxawee kon yàlla gën a barkeel mbooloo mi waaye gën a dëgëral mbooloo mi bu baax a baax lépp loo xam ne am nañ ko ci ay naal suñu borom mën ko àggale asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu yaa ustaaz borom crème al crème yi borom crème fu ndox may baaxee di fa neexee yàlla sàmm la yàlla aar la guddal fan wi kàddu yu mu joxe am na solo trop mu nekk ci ay kàddu yu nga xam ne ndaw ñëpp a ko war a dégg mu nekk bokk na ci lu mu gën a appuyer liggéey bu am solo bi nga xam ne association Voilez-vous mu ngi koy liggéey di ko taxaw mbokk yi mu nekk ay conseils yu nga xam ne ñun ndaw ñëpp ci war a jàngee buñ jëlee kàddu yi fi jaar ñëpp la lu ñu wax gis nga yàlla bu dajalee ay nit may leen xikma ci ñoom waaye tamit dajale ay nit ngir lan ñu jaamu ko day def kàddu yi fay jug yëpp boo ko tënkee boo ko delloo day méngoog alquran ak sunna te loolu la ñuy ñaan yàlla ñi fi taxaw di wax ñëpp wala ñu fi war a wax ñëpp jàpp naa ne loolu la ñuy ñaan yàlla. Votre agence de voyage Labbaik Travel, votre partenaire de confiance pour le Hajj et la Umrah. Labbaik Travel, sponsor officiel. Séminaire vacances Voilez-vous 2026. jokkoo leen ak ñun ci 78 335 44 44 78 335 44 44.